comme ni ngeen ko xamee actualité bi moom mooy xew-xew yi nga xam ni moo am ci coalition Yewwi Askan Wi au niveau national moo tax ñu woote ndaje bi point de presse bi pour wax leen après concertation yi nga xam ni ñun au niveau du FSD/BJ waxtaan nañ ko suñu biir ñu jël dogal googu du lenn lu ne lu dul ñun FSD/BJ au niveau du département de Thiès on suspend nos activités dans la coalition Yewwi Askan Wi. Coalition Yewwi Askan Wi ñun si leen bokk partie intégrante kenn moomu ko waaye soo àndee ay nit di dox te xamatoo foo jëm da ngay taxaw looloo tax ñu jël dogal boobu de suspendre nos activités au niveau départemental pour la coalition de Yewwi Askan Wi pour nga xam ni may opportunité ñi nga xam ni ñoom lañ sékkal mbir mi ñu mën noo leeral ci xew-xew yi nga xam ni ñoo fi jot a am ci ginnaaw ci leeral loolu ci la ñuy xoolaatee ñun suñu toogaay ci biir coalition Yewwi Askan Wi waaye lenn rek laa bëgg mu leer ci bopp ñëpp muy on se laissera pas faire te élection yii nii ñu investir ñu comme ñu ñàkk ñoo investir ñu nekk ci liste Yewwi Askan Wi xam nañ ni boolewuñu ci waaye ñun ci élection législative yi nag danañ ca bokk nan cay bokkee danañ ci waxtaan suñu biir mais duñu toog rek di xoole mën nañ cee bokk ànd ak coalition Yewwi Askan Wi wàcc ci terrain bi liggéey waaye mën nañ cee bokk nag jàkkaarloog ñoom donc la balle est dans leur camp il faudra qu'ils nous apportent des clarifications ak ay réponses yu nga xam ne mooy yi adéquat parce que nit sooy ànd ak moom nawloo ko te defu la naw la da ngay taxaw boo taxawee ba mu xam sa cër nga mën a ànd ak moom am na ñoo xam ni boo waxee dañ naan ñun on ne pèse pas mais comme on ne pèse pas on verra ce qu'on verra si on ne rectifie pas le tir waaw loolu mooy li nga xam ni waaw donc mooy li ma bëggoon a xam mu wax mooy ñoom nee nañ ñun représenté wuñu dara amuñu doole. maanaam tekkiwuñu dara su fekkee ni nag loolu mooy am ñoom dinañ gis ni ndax tekki nañ dara wala tekkiwuñu dara ndax ku ñëw ci salle bii di nga fi gis ni ay nit ñu am pas-pas ay nit ñu am fulla dajale mbooloo moo xam ni dañuy yuuxu rek di riirandoo te xamuñu lu xew am mbooloo mi xam li xew te xam fi ñuy teg seen tànk moo ko ëpp doole fuuf te ñun FSD/BJ force boobu lañu ci dëkk bi au niveau départemental et au niveau national kenn dootul présenté ñan ñooy FSD/BJ kenn dootul présenté kan mooy Abdoulaye Sall coordonnateur départemental bu FSD/BJ kenn dootul présenté lan la FSD/BJ dolli ci coalition bi au niveau des élections locales on a été les premiers acteurs aux premières lignes et on s'est battu avec corps et âme def lépp lu ñu waroon a def pour que Yewwi Askan Wi am ndam mais boo àndeek ay nit nag ñoom ñu jàpp ni bu ñu liggéeyee ba pare li ñu def yépp ñoom ñoo ko liggéey da ngay taxaw ba ñu xam yow sa gëdd lan la suñu xamul sa gëdd am na ñeneen ñoo xam ne danañ xam sa gëdd lii mooy wax. amagul benn explication li fi jot a xew Dakar. explication ba léegi kenn ci ñoom ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuumaa la gum ni ñoom ñoo jëf lii kenn ku nekk daa sàkki daw kenn ci ñoom mënoo koo woo ba jot ko kenn ci ñoom pareegul pour joxe explication kon nag mënuñu cee topp di daw si seen gannaaw dañuy taxaw ndax loolu muy fulla. ndax d'accord leen jàppale wa Benno Bokk Yaakaar. pour le moment li nga xam ni moo wér te wóor mooy ñun on est de l'opposition et on compte rester dans l'opposition loolu moom mu leer ci boppu ñëpp ndax ñun dañuy xeex ak nguur kon mënuñoo may doole nguur waaye opposition bi Yewwi Askan kese newu fi donc te ñun encore une fois bëgguñoo génn Yewwi Askan Wi moo new sunu yite waaye nii ñuy doxe nag mën nañoo pousser ñu seeti leneen. dañuy xeex ci biir laaj sunu place sunu gëdd ñu jox ñu ko sunu ko joxul liñ naan àndandoo neex na lool waaye koo bàyyi mu doxal boppam. mais monsieur Sall ndax lii gisu leen ko woon bu ñëw ñu demee ko fan yële seen tête de liste à l'est actuel maire
génn na fii président dalal ko sans kenn yëpp. waaw loolu li ma ci mën a wax mooy moom joxe na ay explications ya mu waroon a joxe mais loolu c'est dans le cadre institutionnel ñun ci lii ñuy wax c'est dans le cadre purement politique waaw moom institution la parce que c'est le maire qui a été reçu par le président de la République mais ñun ci lii ñuy wax c'est pour le fonctionnement de la coalition Yewwi Askan Wi donc sujet yi jàpp naa ni amuñu relation. est-ce que mën nañu xam ñan la ñuy jox ñu baaraam xam nga ñun waa FSD/BJ am nañ fulla boo xam ni duñ fi nekk di masla ak di miix-miixal ak di ut ay yoon yu ni prox ndorlu di jaar ñi ñuy tuumal baaraam Pastef la taxawu la pur la parce que bu ngeen yéen en tant que journaliste li ngeen dégg ci information yi ñoom parti yooyu ñoo dem déposer jafe-jafe yi ñuy dégg yépp ñoom la kon mënuñu leen koo bañ a amputer te duñ fi nekk nag jàkkaarloog askan wi war leen a wax dëgg ndax li nit ñi war a xam mooy tey bu fekkee ni dañuy xeex Macky Sall ak nguuram ni muy doxe ci ñàkk a wax dëgg ci ñàkk a jubal ci ñàkk a wekk say nawle tey bu fekkee ni dañoo xew loolu ci biir Yewwi Askan Wi ñu ni miix xaaral noppi waale ko kon ñun ak Macky Sall daanaka benn lan. donc kon Ousmane Sonko la Khalifa Sall ak yow. moom ñoom la ñuy accuser que ni ñoom luy njiit ñooy njiit. ñoom lan fa nga wax ko. ñoom li ñu leen di accuser mooy ñoom la ñuy accuser ni que li xew ci Yewwi Askan Wi am nañ ci part de responsabilité li xew mooy lan liste yi a été fait en catimini et jusqu'à présent kenn xamul ñan la ñu jiital fii ak ñan la ñu jiital feneen information yi ñuy jot daanaka ñi ñu dégg ni ñoom lañ jiital ñëpp ñetti parti yooyu génnu leen loolu nag la ñu dul nangu loolu la ñu dul accepté. ndax ci listu Ndakaaru gëm ngeen ne parti amu fa lan ngeen gëm ci wax bi parti am na fa wala amu fa. loolu mënuñu cee tontu ndax dañoo dégg ñaari côté yi yëpp ñu waxe te comme am na gëm-gëm lu ñuy gëm foofu lu ñuy dut baaraam la wala lu ñuy ñàkk dut baaraam.